Elimane Amadou Sy muy docteur bu ñu xàmmee te di liggéey ci mbirum vaccin spécialiste docteur dafa am benn xibaar bu jógee fële ci Afrique du Sud ñu ne dafa am benn variant bu bees encore buy génnaat parce que danañu virus bi à chaque fois bu ñu génnee dara pour gën ko fàggal day muté wu mutation bu mu def fi nag dafa am benn variant bu ñu tuddee C1.2 joxuñ ko tur te fële ci Afrique du Sud ñu fa nekk scientifique yi danañu variant boobu moo gën a garaaw nu muy contaminé bii di delta bu ñuy gis bii lëmbee réew mi boobu information bu amee naka lañ koy mën a analyser ci suñu réew mi. waaw jërëjëf monsieur Diop Alassane Samba di nuyu bépp auditeur ITV et di leen wax ni effectivement question bi ñu ma posé bi dafa di le virus depuis ñaari at mu ngi nii mu ngi def ay mutation C1.2 dafa di mutation bu nga xam ne ni bu waroon ñëw la ndax virus yépp dañuy muté boo fàttali ko benn virus bi nga xam ne ni moom mooy indi grippe moom at bu nekk dafay muté at bu nekk dañu war a changer vaccin bi donc virus bi nga xam ne ni moom mooy bu corona donc il faut que ñu xaar moom tamit mu def la même chose mais balaa C1.2 am na B1.351 boobu lañ njëkk wax ñu tuddee ko virus Afrique du Sud am na bu ko jiitu bi nga xam ne Angleterre la njëkk a feeñee muy virus 1.7 B1.7 boobu moo njëkk a feeñ waaye loolu yëpp dafa di amoon na mun naa am ay mutation yu bëri yu nga xam ne am na waaye mutation yi dafay changer melinu virus bi c'est-à-dire virus bi bu fekkoon ni par exemple moom dafay gaaw a wàlle wala dafay gaaw a indi gaaw a saqatloo nit wala di gaaw a indi fièvre virus bi mu muté bu muté nu muy gaaw a wàllee mun naa am mu gën a yokku loolu la ñuy wax pouvoir de transmission et augmentation de pouvoir de transmission wala muy faagaagal nit ñi tamit muy yokk buy faat nit ñi ni mu doon faatee bu njëkk mu gën a yokkati donc virulence am day gën a yokku donc virus yi heureusement dafa am lu nga xam ne ni dañ ko remarqué ci virusu corona mooy que virusu corona moom mutation am déjà dafa yéex mais aussi baax na ñu expliquer nit ñi lan mooy variant ak lan mooy indi variant naka la variant di ñëwee. waaw mu ngi lay déglu. alors variant mooy dafa am lu ñu naan original ak copie original mooy virus bu ñuy njëkk a découvrir bu indi feebar bu ñuy wax corona Covid 19 mais bu ñu demee ba ci biir bu virus bi dafay nekk ci biir yaram bi di multiplier wu pouvoir de multiplication bi dafa bëri mais chaque fois bu fekkee ni dafa war a multiplier wu génome am c'est-à-dire message bi nga xam ne ni moom mooy nekk ci ARN bi dañ koy copier buñ ko copier fekk mu ngi nekk ci biir cellule humaine bi ñu doog a fabriquer protéines yépp yi nga xam ne ni moom mooy constituer virus bi léegi protéines yooyu normalement copie exacte day joxe copie exacte virus bu njëkk bi c'est-à-dire que dafa mel ni yaay jur doom waaye doom bi dafa mel ni copie am la léegi bu ñu demee ba ci biir message yooyu nga xam ne ni moo nekk ci biir génome bi ay séquence la de nucléotides chaque séquence de nucléotides 4 éléments ñoo ci nekk mooy uracile guanine adénine ak cytosine léegi
séquences yi dafa am nu nga xam ne noonu la ñuy tegle AUCG ou GUAD et cetera. Alors léegi séquence yooyu par 4 yooyu am na nu muy tegle ay message la moom mooy waxe ni defaral leen spike moom mooy partie bi nga xam ne ni moom mooy tax virus bi di dugg ci biir yaramu nit di dugg ci biir cellule nit alors spike bi nii la war a bindoo et cetera. léegi bu fekkee ne mutation am na dafa am ay erreur yuy am ci message ci séquence yooyu alors erreur yooyu naka lay demee bu dee AUCG léegi U bi manqué bu U bi manqué donc day indi benn perturbation pour indi beneen protéine ainsi de suite. soit naka variant. waaw soit mu manqué soit mu ëpp soit mun am jaxasoo ci biir séquence yooyu ak fépp fu nga xam ne foofu la ñu mënta toll léegi nag bu boobaa léegi y a deux possibilités y a des erreurs am na ay erreurs yu nga xam ne nii c'est des erreurs aléatoires yi nga xam ne nii garaawul du indi modification virus bu njëkk bi origine bi kii bi nu mu tuddati original bi mais dina dem ba nga xam ne ni mun na boobu garaawul mais mun na dem ba nga xam ne ni après léegi nag foofu lay indi beneen façon wu melin bu nga xam ne ni loolu moom moo indi variant B1 ou bien mu indi variant B1 mooy bu Angleterre wala mu indi variant bu Afrique du Sud wala mu indi variant bu Brésil wala mu indi variant bu nga xam ne mooy bu Inde bi. waaw bu ñuy wax ni mooy le C12. waaw C12 boobu. waaw dañ ko signalé. waaw ci Afrique du Sud province yëpp. signalé ko Chine. signalé ko île Maurice. signalé ko Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni mooy Angleterre. mais scientifique yi dañoo ne virus bi. taux de mutation bi dafa inhabituel. ak fréquence bi dafa gën a yokku. waaw noonu la. loolu moo tax nit ñi xaw a jaaxle. loolu c'est possible alors. te nit ñi dañuy voyagé da jógee. waaw nit ñi dañuy dem di ñëw da jógee Angleterre da ñëw Sénégal. boo seetloo. bu ñu delluwaatee gannaaw tuuti. original bi bu njëkk ba ñan la doon laal du nit ñu mag ñi. moo tax ñun suñu stratégie yëpp ñu ngi ko de vaccination ñu ngi ko axé woon ci ñi nga xam ne ni mooy nit mooy mag ñi. parce que dañ di waxoon ni que xale yi ñoom déjà am nañu capacité développer rapidement seen immunité donc ay soldats yi nga xam ne ni ñoom ñooy kii bu virus bi ñëwee ci ñoom du leen feebarloo mais bu ñu demee variants yi ñoom tamit dem ba nga xam ne ni am na ci yenn yu changé mais gis nañu ko profilu patient bi léegi mu ngi commencé changer alors bu ñu demee Brésil. dañu gis ni que léegi mu ngi laal tranche d'âge autour de 30 ans ñu avancé ñu dem ci donc ñu ngi wàcc at yaa ngi wàcc. parce que bu njëkk bi dañ doon wax bu leen vacciner xale yi waaye gis nañ ni que léegi xale yi affaire bi mu ngi leen di commencé laal depuis bu variant delta bi ñëwee mais bu ñu amee seetlu tamit donc variant comme variant delta bi léegi. ni bu njëkk ba doon reyee bii dafa gën a yokk encore c'est-à-dire que nit ñi remarqué nañ bu njëkk ba ay par benn ñaar par jour lañ doon am. mais léegi da ngay dem ba am ay 20-30 par jour. oui donc loolu virus bi muté bi dafa muté ci partie bu nga xam ne ni fa la virulence am nekk te loolu moom mooy yokk virulence bi donc le C1.2. bon constaté nañu ni que dafa am ay signes cliniques yu ci signes cliniques yi la ñuy xam virulence su kii bi ak nu muy faagaagalee ak ni muy yóbbu nit ñi réanimation. li nit ñi ragal kay mooy. est-ce que C1.2 bu ñu wax. waaw du ñëwee du gën a garaaw delta bi. ah mun na am waaye loolu yëpp. te delta bi lëmbe na adduna bi. waaw loolu yëpp pour expliquer population yi yaakaar naa ni la vaccination. mooy ñàkku bu ñu xoolee kii virus la virus amul garab bu koy faj encore une fois de plus wax nañ ko waxaat ko léegi xool nañu ba xool à part mesure barrière yi nga xam ne ni mooy tax dañuy éviter di contaminer wu gis nañ ni que meilleure solution bi nga xam ne ni mooy pouvoir faire face à ce virus là
et c'est de se vacciner ça c'est un. Et deuxièmement il faut que nit ñi tamit ñu comprendre ni ñu xam ne ni que feebar bii demagul de. feebar baa ngi fii. chaque jour bulletin bi waaye vaccination bi gis nañ ci njëriñ.